dama ni man borom xale laay waxal ñi nga xamante ne amuñu xel wax dëgg fa yàlla awma soxla ci ñoom parce que ba àddina di tukki doo leen wax lu ñu mën a dégg ba àdduna di tukki doo leen wax lu ñu mën a dégg parce que malheureusement noonu la leen yàlla bindee te noonu la ñuy deewe mais nag am na ci ñoom ñoo xam ni dinañu déglu waaw ñooñu mën naa aussi wax ak ñoom xam nga dafa am ñuy wax que léegi du sama combat quoi waruma concerné day yàq sama crédibilité may leen waxu leen dëgg combat bi amul limite combat bi fëpp la ci domaine yépp la ndax combat bi pour Sénégal la ak sénégalais yi mais li may bañ mooy tey ñu jël ay mbir yoo xamante ni concerné ñépp am ñu jël am ñoo xam dañ ko bëgg a jël aaki moo ko def ko seen mbir pour lan pour après bu affaire bi sottee ñu ne woy moo ko réglé loolu c'est pas honnête te c'est ce que Diomaye Faye a fait man je sais que je serai attaqué de gauche à droite depuis 3 jours amul problème man awma problème boobu parce que li may wax xam naa ko dama ko maîtriser bu baax Ousmane Ba 3 ans may wax je suis l'unique activiste bu ñu noppiloowul ñu si des ñëpp noppiloo nañ laat ñu si des ñëpp noppiloo nañ laat ñu si bari laal nañ xaalis ma am ci ay preuve yor preuve yi teg denc man xaalis jënduma su ma doon jënd kon ba tey duma taxaw fii di wax kon noppi naa il faut ñi xam benn mbir xam nga dafa am lu naan loi yoon ñan ñoo ko bind mooy ñi nga xamante seen xel dafay naaj jëm ci mbiru yoon mooy suñu juriste yi buñ ko bindee ba pare ñu ne kat lii nii la war a demee nii la war a demee nii la war a demee kon lii bu amee nii lañ koy gérer lii nañ ko gérer ñu jël yépp ñu bind dañ ko bind ñu jébbal ko assemblée nationale ñi fa représenté peuple bi moo daan votal ñu dem foofu représenté fa peuple bi ñu ubbi xool daa ak diw nii lay demee wala nii lay demee ñu ne Sénégal kat bu fekkee Sénégal nga boo bëggee suuf lii ak nii nga war a def bu dee étranger nga boo bëggee suuf nii nga war a def Babacar Ngom nekk doomu dëkk bi juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi ñafee ci dëkk bi tekkee ci dëkk bi mu dem ba business am war a yokk mu soxla fu mu ko yokkee mu dem jaar fi mu war a jaar yépp wut ay kayitam ñu jox ko kayit mu def ci poosam te kayit yi bi mu koy wut daf ko wut ci lu leer parce que Sénégal bépp Sénégalais boo xam ne am nga projet da nga am financement bi da nga mën koo prouver boo laajee suuf état bi da lay jox suuf bu la état bi joxee suuf ba pare yow da nga war a respecter say engagement bi mooy lan mooy bi ngay laaj suuf bi da nga koo laaj pour def fa benn projet boo xamante ne dafay jàppale si suqali wu dëkk bi dafay suqali économie wu dëkk bi Babacar Ngom bi mu bindee loolu ba dem wuti suufam wuti këyitam ba jox ko ay këyit ba jox ko ay suuf effectivement ñëw na respecté ay engagement moo la ma waxoon pour ñu jox ko suuf yi loolu la ñëw pour monter ko ci ko suuf
léegi bi mu ñëwee pour commencer projet encore une fois il faut nit ñi comprendre benn mbir du Babacar Ngom en personne moo nekk di gérer en ce moment Sedima wala entreprise c'est sa fille Anta Ngom moo koy gérer te Anta Ngom lu mu gis ci ay këyit rek su loolu rek la mën a sukkandikoo comprendre nga su loolu rek la mën a sukkandikoo léegi am ay nit yu ñëw ne duñ fa liggéey léegi moom ñooñu la doon xeexal c'est-à-dire ñooñu la doon waxal ñooñu la doon lijjanti seen mbir comprendre nga léegi mu am ay ñoo xamante ni ñu su bëri ci ñoom foofu lañ jaar ba état ba jox leen suuf ñu jël suuf bi def ko ay tool wala morsale ko def ko ay parcelle jaay ko ok ñooñu Cheikh Kanté ci la bokk Cheikh Kanté ñaata hectare la am Mbambilor Cheikh Kanté ñaata hectare la am Mbambilor Cheikh Kanté ñaata hectare la am Mbambilor du jeex Youssou Ndour ñaata hectare la am Diass du jeex ñoom ñëpp ñaata hectare lañ am ci àll bi du jeex fan lañ ko dugal dañ koo jaay dañoo jaay morcé la affaire yi def ko ay terrain jaay ko wala ñu def ko seeni tool léegi Ndingler 76 hectares yi 90% ci 76 hectares yi villageois yi exploité wuñu ko musul am tool moo tax mën a leen c'est pas parce que Diomaye Faye wax na benn mbir rek parce que Pastef la bokk rek waa Pastef yëpp jóg ànd ak moom jéemu leen seen lijjanti lan mooy dëgg bi man loolu laa wax nit bu normal yore xelam warul fonctionner noonu villageois yi dañ leen war a défendre c'est normal parce que nit boo xamante ni dafay yelwaan saraxoo ko waroo këpp yelwaanam d'accord naa ci loolu amul problème man doomu villageois la même bu ma juddee Dakar samay parents waxuma la maam de sama papa ak sama yaay village lañ juddoo direct mais il faut ñu calme il faut ku nekk nga def say recherche ba xam li nga xamante ne moo am dëgg après nga sukkandiku ci loo léegi dafa am ñaari mbir dafa am loo xamante ni moo yoon ak loo xamante ni moral la yoon ma jox leen benn exemple tey sa frère boo bokk ndaay ak baay nga dénk ko sa 10 millions nga nekk ci àll bi di ñafe ba am sa xaalis nga dénk ko 10 millions nga ñëw ñëbbi si laaj ko say 10 millions xam nga ñi di def ni yéen ñi saboté live bi su ma neexee bloqué leen mais du ma leen bloqué amul problème parce que yéen laay waxal foo ngeen déglu ngeen comprendre moo tax du ma leen bloqué comprendre nga dénk ko sa 10 millions mu lekk sa 10 millions nga ñëw laaj ko sa xaalis mu lekk ko nga dem porté ko plainte ñu jàpp ko tëj ko sa waa fa mu ñëpp jóg coow lu bari waroo ku tëj rafetul patati patata d'accord nañ rafetul ok rafetul mais ñaari mbir rek moo mën a nekk moom mooy nga jaar ci yoon ñu teg ko ci yoon même bu fekkee yéen a bokk ndaay ak baay parce que sa épargne yëpp la yàq ok wala moralement effectivement moralement rafetul quoi nga jàpp sa frère boo bokk ak ndaay ak baay nga koy tëj mais est-ce que aussi moralement sa frère lim def rafet na moralement sa frère est-ce que lim def rafet na moom mooy yow nga am confiance ci moom di liggéey jël sa alal yëpp dénk ko moom mu téye ko di ko foowee yàq ko est-ce que moralement moom loolu mu la def rafet na mais nit ñi du ñu gis loolu nit ñi li ñuy gis moo yow li nga ko def mooy li nga ko porte plainte man dama bëgg nit muy utiliser xelam ñun ñëpp intelligent nañ mais bu ñu forcer tuuti utiliser suñu xel rek dinañ comprendre Babacar il est lancé partout ñaa ngi koy attaqué fekk ñi koy attaqué ñëpp xamuñu lan moo xew c'est parce que benn cadre Pastef wax na ci rek léegi rek dëgg la quoi mais combat bi du combat wu Pastef sa waay du combat wu Pastef ok Pastef moo tax ma ne leen te comprendre ndoñ ko parce que Diomaye ak lu mu nekk cadre Pastef
ci affaire Ndingler bi nim si def rafetul il n'a pas été trop honnête parce que daf ko def pour des intérêts personnels pour gagner mairie bi loolu ñun ñëpp xam nañ ko te man su may ànd ak nit duma ànd ci moom ak ay fen man dañuy ànd ci dëgg soo defee lu baax ma apprécier ko ma tàcc ma félicité la boo defee loo xamante ne leeruma man ma laaj la te boo ma leerulul loo xam ne mun na dugg sama bopp man dinaa dem def samay recherche te su ma xamee ne li nga ci def rafetul dinaa la ko wax man noonu laay àndee ak nit muy samay xarit muy samay famille muy ñëpp noonu laay àndee ak ñoom ok léegi maintenant waa Pastef vous êtes connus pour des attaques loolu baaxul ci yéen ok parce que Pastef Ousmane Sonko ñu ko topp ñu su bëri jàng nañ masàllah jeunes yu bëri dañoo jàng ok mën nañ bind mën nañ lire te ñoom ñoo nekk ci réseau yi mais lu nit wax rek ngeen attaqué ko baaxul comprendre nga jéem leen xam lan moo nekk ci mbir mi ba pare man Ousmane Ba ñetti at my life lépp lu ma leen wax teg ngeen ci seen bët donc benn mbir mi rek bu mu tax ngeen di ratatate ak di tëb di dal di naaw da ngeen di def ndànk tôt ou tard di ngeen ñëw ne waxoon naa leen dëgg parce que ça a été toujours comme ça man duma seen ennemi parce que man si j'étais votre ennemi te ma jug pour yàqal leen dinaa yàq lu bari seeni kilifa xam nañ la may wax Ousmane Sonko ci boppam xam na la may wax Diomaye xam na la may wax keneen ak keneen xam na la may wax mais ba aduna du tukki dama def lu yàqal Sonko parce que bëgg gi moo ko bëgg dafa dëggu ci man mais dama ànd ci moom loo xamante ni leeruma léegi nag bu fekkee li ma bàyyi Sonko moo leen metti loolu yéen la concerné lu tax ma def ko dama ko réfléchir bu baax neexuma gaa mais il fallait ma def ko parce que pour que man ma libre man mën a wax ci lu ma bëgg a wax il faut ma bañ a soutenir benn politicien soutenir ma maa Demba soutenir ma maa Samba te sama soutien sax lan la mën a yokk ci Sonko wala wàññi ci Sonko man sama soutien benn mbir rek la mënoon yokk ci Sonko mooy peut-être ay idées yu ma koy conseil wala ay avertissement wala ay affaire c'est-à-dire ay alerte quoi mais man je suis rien mënuma yàq Pastef mënuma ko defar mais def leen attention il faut faire très attention parce que bu ngeen moytuwul buñ demee élection vous serez très surpris wax naa leen ko comprendre ngeen après nag ngeen di ñëw ne waxoon naa leen ko man du ma waxantu man damay wax ci zaahir di wax ci baatin mais baatin bi du ñëpp ñoo ko mën a comprendre xam nga fan yële ci ginnaaw dafa am benn vidéo bu doon circuler ci réseau yi ñu gis ay militaires sénégalais yu dàq ay rebelle ba ñu dugg biir Casamance te pourtant militaire sénégalais yi doon dàq rebelle yi dugg nañ ci pays jàmbur sans se rendre compte pourquoi parce que limité wuñu frontière yi Sénégal commune yi ville yu mag yi rek ngay mën a xam fii la commune bi yam fii la quartier bi excusez-moi fii la commune bi yam mais boo génnee Dakar rek amatul fu ay borne yu wane ni fii la commune bi yam fii la commune bi yam wala fii la commune bala yam léegi bu fekkee commune yu Sindia ñoom ñoo deful seen liggéey ba joxe seen suuf ba joxe waalo suufu jàmbur loolu ngeen bëgg a wax ni fotu Babacar Ngom la mais du fotu Babacar Ngom sa waay te Babacar Ngom bi mu yëgee mbir mi mais arrêté na liggéey yi dafa wax nañu arrêté travaux yi dafa ne on va régler le problème mais c'est ce qu'il a dit dafa ne on va régler le problème ñu nekk di régler ci problème bi Diomaye Faye jógee fële bëgg a porter affaire bi pour ay récupération politique c'est de ça que j'ai dit c'est pas honnêtul bu leen xool ni Diomaye Pastef la bokk rek lu mu wax rek dëgg la wala lu mu wax rek dañ caa war a d'accord wala ko ku wax ci moom dañoo war a dal ci ko non man j'ai défendu Ousmane Sonko bec et ongle pendant ñetti at ci lépp lu ma ko défendre c'est parce que est-ce que liñ koy accuser am na wala man ma wax ña ma war a waxal bu amul ma défendre ko et à chaque fois ñu accuser ko quelque chose
man dama ci def ay recherche ba xam ne loolu du dëgg ma génn défendre ko wax ci wax boo xamante ne kenn mënu koo dindi c'est toujours ce que j'ai fait vous comprenez affaire towal oil bi kan moo feeñal Baba Aïdara du man du man maa ko feeñal d'ailleurs Baba Aïdara biir États-Unis am na ay sénégalais ak ay gambien yoo xamante ne yoral na leen xaalis ne daf leen di wutal résidence te ba suba ba gannaaw suba ñooñu buñ ko woowee du wuyu sax ak yeneen su may wax musiba dee am donc bu leen ma pousser ma dugg ci di mbiri dama bëgg ngeen utiliser seen xel ngeen def ndànk Babacar Ngom du suñu ennemi du ennemi mu sénégalais problème nag fu ne lay am ci kaw suuf problème day am ci biir famille ci dëkkandoo yi ci suuf ci lépp dafay am quoi mais problème am na ils sont en train de le régler nañ ko régler te gis nga Ndingler 1995 laa fa njëkk a teg sama tànk xam naa village boobu bu baax amul dara village bu pauvre la 14 villages yi ko wër yëpp ay village yu pauvre lañ imaginel tey Babacar Ngom investir foofu ay milliards est-ce que du créer foofu emploi est-ce que du valeur ajoutée lay def ci zone boobu noonu tey dans les normes zone boobu ñu fa dëkk ña dem waxtaan ak Babacar ñu trouver solution ba bu soxlaa yeneen terre sax ñu dooleel ko ci parce que bu boobaa tey ñu dëkk ci zone boobu la ñuy privilège la Babacar di privilège pour ñu embaucher leen ci projet boobu ku fay liggéey salaire di nga ko fayee ko di nga ko mën a dimbali aussi si sa di nga mën a aussi gérer si sa njaboot dem leen ci village yooyu ngeen xool bu ñu xëyee suba ba ngoon à part nawet bu ñu xëyee suba ba ngoon ñu ngi ci taatu garab yi di waxtaan amul activité amul dara saaguma benn villageois manqué wu ma respect benn villageois parce que doomu villageois lañ mais Sénégal en ce moment wu révolte la ba lépp lu jëm ci waxu révolte rek ñëpp dañuy jóg commencé wax te maîtriser wuñ wax bi parce que aussi c'est vrai que dafa am ay scandale yu bëri yu fi am ay borom doole yu bëri yu fi jàpp ay borom ay ñu néew doole noot leen nangu seen alal ñu dóor leen tëj leen loolu dafay am quoi ci dernière année yu ñu génn donc aussi c'est dëgg c'est vrai quoi loolu aussi c'est vrai que tey bu ñu yëgee benn affaire nii rek nit ñi dañuy jóg quoi commencé mer quoi man bi may déggee affaire bi daf maa metti trop dama mer gis ngeen sax def naa si ñaari publication de défendre villageois mais après dama ne attention Ousmane doo boobu genre nit yow tu as toujours pris ton temps nga calme nga def say recherche ba am loo ci xam bi ma ci defee ay jéego li ma ci gis mënatuma défendre villageois yi mënatuma défendre Babacar maintenant il faut ñi xam benn mbir intérêt wu Sénégal laay défendre lan mooy intérêt wu Sénégal moom mooy ñu fexe ba ku si nekk rentré waat ci say droit Babacar dafa am ay kayitu leer dafa jaar fi mu war a jaar villageois yi ñoom it dëgg la ñoom moom seen suuf mais moomu ñu ko légalement il faut ñu comprendre loolu soit moral dafay nekk au-dessous de la loi wala la loi nekk au-dessous de notre sentiment de nos sentiments moraux quoi ak suñuy émotif quoi c'est-à-dire suñuy émotion quoi il faut qu'on arrête d'être trop émotif comprendre ngeen man loolu laa bëgg dama bëgg villageois yi xam ne terre boo xamante ne amuñu benn kayit buy wane ne ñoom ñoo ko moom ci loi amuñu fa terre mais moralement am nañ fa terre pourquoi moralement am nañ fa terre c'est parce que ñoom foofu lañ juddoo seen papa yi juddoo fa seen maam yi juddoo fa te ñoom ñu dëkk fa ba pare benn partie terre bi ñoom ñoo doon mbay donc seen terre la moralement mais juridiquement du seen terre te lii nii yëpp état bi moo ko andi parce que état bi si on avait un état bu liggéey boo xamante ni liggéey ne nu ñu war a liggéeyee tey fu poos am c'est-à-dire fu terre am ci Sénégal nañ xam superficie bi ñaata la nañ xam ne ñaata moo bokk ci commune bi ñaata moo bokk ci village bi nañ xam kat moo ko moom ak kat moo ko moomul bu boobaa les titres fonciers yi ngay gis yëpp du am mais maguy bi mu ngi commencé biir ci biir commune yi
cadastre ci biir impôt et domaine ci biir ci administration bi système bi fop mu pourri loolu la Ousmane Sonko bëgg a changé mais bëgguma ñu jël di utiliser Sonko wala di utiliser ay parti politique wala ay mouvement pour ay intérêt personne wala di toroxal suñu concitoyen amuñu pour toroxal Babacar Ngom comprendre nga ñu ngi koy saaga partout man défendre ma Babacar man Babacar joxuma 1 franc est-ce que comprendre mais damay défendre intérêt généralu sénégalais projet bi mu bëgg a def foofu c'est un bon projet c'est un projet qui va employer plus de 1000 personnes te ñi dëkk foofu dañoo soxla liggéey boobu dañ ko soxla parce que mënuñoo dundee bay rek bu doon dundal net kenn du liggéey ñëpp dem nañ bay mais disons la vérité nañu waxante dëgg sa waay léegi nag yéen ñi nga xamante ne d'accord leen mais argumenté leen mais da ngeen argumenté ci ay mbir yu leer c'est-à-dire wax leen ñu lu nga xamante ni moo gën a yanu maana ñun liñ leen wax comprendre nga moo tax ma ne villageois yi seen raison lañ nekk Babacar nekk ci raison léegi comme ñoom ñaar léegi ñaari mbir rek moo mën a am moom ñoom ñu toog waxtaan seen biir ñu trouver solution ñëpp am jàmm coow li jeex wala ñu dem ci yoon tracé te buñ demee ci yoon bu yoon tracé Babacar mooy am dëgg parce que lan moo tax parce que Babacar yoon moo ko jox suuf bi mais bëgguñu ñu yegg foofu nañ ko négocier parce que ñu ne neen la mbir mi suñu mbir la ñun ñëpp ay Sénégal lañ ñoom ay Sénégal lañ villageois yi ay Sénégal lañ villageois yi amul kenn ku dëkk Ndingler boo xam mën na la andel vidéo wala ay photo bu la mën a prouver ne terre yooyu ñu ngi fa doon mbay 82% mu parti terre 76 hectares yooyu mosul am xottu gerte kenn mosu faa bay léegi lan lañ bëgg xaalis lañ bëgg ñoom nañ wax ñaata lañ bëgg bu ko Babacar mën a joxe mu joxe ko bu fekkee ñoom bëgguñu xaalis seen suuf la ñu bëggaat léegi bu fekkee Babacar mën na leen delloo seen suuf na leen ko delloo bu fekkee Babacar dafa campé ci position am te loolu droit am la lu boobaa na villageois yi dem ci yoon porte plainte d'accord naa que politique opposition bi que activiste yi porté combat wu villageois yi je suis parfaitement d'accord naa ci mais ku ci wax na nga ci wax lu la leer na nga def ay say recherche ba am ci lu la leer parce que affaire bi c'est très complexe te bu fekkee trouver wuñ solution ragal naa dara dina ci tuuru parce que bu fekkee cette fois-ci coow amaat na ci billahi wala kitaab man Ousmane Ba moo ko wax ay moor dana ci am man maa leen ko wax maa ngi fi yéene ngi fi man rus naa wax loo xamante ni ñu xëy te du te ma ci rusaat wala naan ay dama juumoon non man dalay wax ba léegi musuma wax dama juumoon lépp lu ma wax campé naa ci te dagan ma cee fekk si waat vous comprenez léegi nag ñu bëri dañoo mer parce que àndatuma ak Sonko quoi parce que wala li may wax arrangé tu leen quoi comprendre nga loolu laa bëgg ngeen jël ko ngeen teg ko falay parce que man sama combat dépassé na sa ànd ak ay Macky Sall wala Sonko wala ma Demba wala ma Samba man sama combat dépassé na lool live yi d'habitude ña ma koy defal sax ay benn couche la quoi moo tax may wax parce que ñoom nii rek lañu mën a comprendre lu su bëri lu may wax wala looy xaw ci dëkk bi ñeneen ñi moom maa ngi leen di jox information yi ci yeneen plateforme ñeneen ñi nga xamante ñeneen ñi quoi maa ngi leen jox ay information feneen maa ngi def combat bi feneen foo xam ne sama kanam du feeñ sama tur du feeñ sama dara du feeñ mais bu ngeen deful attention bu Pastef demee élection mooy élection locale wala législative wala présidentielle yéen a ñëw da ngeen am surprise bu doy waar man Ousmane Ba maa la ko wax yéenewuma ko nag yéenewuma ko Sonko de parce que Sonko mérite notre soutien Sonko ku mérite la ñu jàppale ko la ku mérite ñu soutenir ko ku mérite gagner élection yi la ku mérite dire loolu ku naa fekkewul
war nga koo wax te war nga koo xam mais il est très mal entouré très mal conseillé te bu restructuré waatul partem il sera très surpris man Ousmane Ba man maa ko wax bind leen en vocal yi c'est-à-dire vidéo yi mu ngi fi en ce moment denc leen ko ñëpp enregistré leen ngeen denc yàgg bawul dara yàggatul dara vous allez revenir bu changé wul laa la wax de si bu fekkee débarrassé wul ak yenn nit yi bu fekkee réorganiser wul waat Pastef ba pare taper sur la table parce que moom mooy kilifa bi ma ne la bu ngeen demee élection da ngeen ne waaw nu mu demee nii xanaa du ñun ñoo génnoon deuxième wala troisième présidentielle yi passé parce que dafa am ay affaire yu bëri yu xew ci biir coordination yi man naa fekkuma man dëgg rek dëgg bi mu neex la wala mu naqare la man Ousmane Ba dëgg rek ci dëgg bi laay jaar léegi pourquoi ma am lu ma war a wax munuma ko wax parce que damay soutenir Sonko donc je préfère bañ a soutenir Sonko ma libre comme ça ma wax li ma bëgg a wax ku bëgg a déglu baax na ku bëggul déglu sa problème la te libre nga dem sa yoon t'es pas même obligé de rester ci sama Facebook est-ce que comprendre nga voilà mais j'ai aucun problème avec Sonko j'ai aucun problème avec Pastef j'ai aucun problème avec les gens de Pastef mais vous n'aimez pas les critiques te pourtant critiquer vous devez le prendre positivement ngeen am lu ngeen ci jàng utiliser ko pour avancer mais Sénégal mooy dëkk boo xamante ni kenn sañul tudd marabu jàmbur kenn sañul tudd leaderu jàmbur non man Ousmane Ba man sama baay bi ma jor sax bu defee lu mu war a wax ma wax ko lu mës a dégg waxuma laa keneen mais nag ñu si bëri ci yéen xamu leen koy Ousmane Ba moo tax ngeen di ratatate mais ku xam Ousmane Ba xam ne du naa fekk aw ma dara lu may tiit wala lu may ragal man Ba Pulo moo tax sama nag parce que lu ma man yàlla sax bu taxawee su ma ko bëggee wax li ma koy wax dama koy wax malheureusement quoi nit bi ma nekk ni neexuma trop sax quoi parce que nit bu après vie bu metti ngay vivre surtout bu fekkee da ngay vivre en Afrique wala ak sénégalais yi quoi parce que duñ la bëgg quoi comprendre nga duñ la bëgg quoi sénégalais dafa bëgg un an fekk boo xaman la wax ma la waaw nga dëgg yow ku baax nga kay si sa waay yow da ngaa intelligent sa waay yow borom mbaax nga fekk am na benn affaire bu mu soxla si yow soit xaalis soit benn affaire man du ma doxalee noonu man du ma vivre noonu man soo ma neexul neexoo ma man su ma amee lu ma lay wax dama la koy wax même bu dee yaa may dundal téyel dund bi téye ko mais j'ai rien contre Diomaye pourquoi les gens disent que j'ai quelque chose contre Diomaye léegi Diomaye daal ku wax ci non qui est Diomaye kañ lañ xam Diomaye qu'est-ce que Diomaye a fait mais Diomaye ñun ñoo ko coaché vous comprenez c'est parce que benn cadre Pastef la lu mu wax dëgg la wala kenn warul wax ci moom mais moom mooy kan dañuy wax ci moom force feeg daal feeg mu ngi nekk opposant wala mu nekk ci pouvoir wala mu nekk opposant wala muy wax ci mbiru Sénégal sañ-sañ boobu mu am wax ci mbir moomu ñun même sañ-sañ bi la ñu am wax ci mbir droit bi mu ci am ba mën ci wax ñun même droit bi lañ ci am ba mën ci wax ëppale wuñ ci yoota vous comprenez voilà loolu laa bëgg ngeen xam man damay recevoir ay fan surtout 3 derniers jours non grand bul bàyyi Pastef non grand nii ak nii yaa tax ñu lii yaa ñu gën a xam loo Sonko grand ma leen déedéet man musuma bokk Pastef c'est vrai que Sonko soutenir naa ko publiquement comprendre nga mais su ma ko bàyyee taxul yéen ngeen koy bàyyi parce que li nekkoon ci moom ba ngeen dugg ci moom mu ngi ci moom ba léegi dañul donc téye leen ko li ngeen ko gisee woon ba ngeen dem ba gisatu leen loolu ci moom bu leen neexee ngeen bàyyi ko mais loolu mu ngi ci moom ba léegi comprendre nga voilà te si j'ai dit que man tey buñ demoon élection suba Sonko laay votel bu fekkee ci diggante bi sansawul moom laay votel nëbbu ma ko sax mais àndatuma ak moom di ko soutenir publiquement comme je faisais ci année yu ñu passé parce que daf may bloquer pour ma libre pour wax li ma bëgg a wax mais loolu am naa ci droit sa way te mënu leen wax
munu leen wax ba Babacar nekkul ci ay droit am Diomaye bii ngeen di défendre sax moom toog na ci 2STV wax que Babacar la nekk juridiquement Babacar ci ay droit am la nekk mais moralement Babacar nekkul ci ay droit am mais est-ce que moral moo ëpp doole loi foofu mooy question est-ce que comprendre voilà mais dëgg la dañoo am aada ay woy lii rafetul ay woy lii moo gën a rafet ay woy négocier leen ay woy waxtaan leen d'accord na Babacar dafa war a wuyu ci loolu dafa war a waxtaan ak villageois yi dafa war a trouver solution ak villageois yi parce que moom moo ëpp doole villageois yi moom yàlla may na ko teraanga boo xam moo ko ñafe nag mais yàlla moo ko dégg parce que gën moom Babacar gënu fi juddu kenn ba ëppale fi ñeñe alal mais dara dafa ñafe rek gëm ko teg ko ci léegi pourquoi ñu bokkoo boole ci place gouvernement ñu sàcc mais Macky Sall moo ñu gën a sàcc du ngeen attaqué Macky Sall attaqué leen ko dem leen fekk ko pale ñaata marabu ñoo fi yore ay suufu jàmbur na ñoo ñëpp delloo pourtant seeni marabu lañ yéen ci ñeen seeni marabu lañ ñaata politiciens ñoo fi sàcc suufu Sénégal na ñëpp delloo suufu Sénégal dama ne intérêt wu villageois yooyu mooy ñu dolli Babacar suuf mu yàggale projet ñoom ñëpp ñu jëriñoo ci mais dëgg neexul te dëgg du ñëpp ñoo ko mën a comprendre réseaux sociaux yi dafa bëri ay nit yu dofe mais ils sont comme ça duñ comprendre dara mais munu leen maa teree wax ba may xam Facebook xamu leen ko sax force damay wax te li ma wax moo dëgg moo am ku bëgg nga jël ku bëggul amul problème dégluwaat leen bu baax Ousmane Ba ba mu dalee wax ba léegi am na si nag ñoo xamante ne léegi lañ may doog a découvrir yàggul comprendre nga mais dam leen YouTube ngeen xooli samay première vidéo ba tey vous allez comprendre am na si ñoo xamante nag dama laal seen leader mooy Diomaye te Diomaye su ma jógoon pour yàq ko man dootul génn ci télé wala ci rajo wax moom xam na loolu mais pour lan ban intérêt la ma amal ma koy yàq wala di wax ci moom wala di ko fenal wala di ko accuser wala di dugg ci yenn détails yi ban intérêt la ma amal est-ce que daf maa amal intérêt est-ce que loolu dina defaral Sonko man may woote ni Sonko laa gëm ba pare di def loo xam dafa yàqal Sonko loolu kon ma nekk naa fekk kon alors du ma naa fekk mais nag c'est normal ngeen mer quoi parce que trouvé tu leen seen compte ci man quoi comprendre amul problème sama Facebook daal waxuma kenn na fa toog ku bëggul toog rek demal waaw Pastef yëpp sax je vous demande de partir mën ngeen dem képp ku bokk Pastef koo xamante ne sama amee woon nga Facebook te pa partir amul problème demal maa la ko ñaan ci ngir yàlla ak yeneen ci njëkk ak teraanga demal quoi sinon ñu su bëri sax après maa ngi dem par benn génnee leen quoi amul problème mais nag koo xamante ne Sénégal la sox te pas rester amul problème le combat day continuer force par la force damay wax te bu leen ma def seen ennemi parce que bu ngeen ma defee seen ennemi liy tooy ci yéen lay jógee pas ca man parce que su ma jógee pour yàq danaa yàq trop danaa yàq bu baax sax mais jóguma pour yàq dëgg rek laa daan wax mais dëgg nag borom bopp bu nooy munu koo attan du ko dégg koo xam sa bopp ndoxu jën moo fa nekk munoo comprendre vérité voilà